mbokki Sénégal mbokki waa Afrique waa diaspora bi ñuy seetaan ci fi nga xamante ni mooy Actu SN 24 au cœur de l' actualité ñi ngi am mbégte ak contentement nekk fi nga xamante ni mooy poste santé bu Cambérène 2 tey nag toll ak 27 octobre 2021 ñi ngi fi nga xamante ni à partir de 11h moo jot sa mbokk yi ñi ngi ci dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus bi nga xamante ni madame Mbaye moom laa toog fii mbokk yi dal di leen wan li nga xamante mooy machine boobu di colposcopie colposcopie ba tax ne mbokk yi ngeen dal ko colposcopie mu am ñetti baat colposcopie mbokk yi machine boobu mooy lan mooy li nga xamante ni mooy tax permettre nit ki dal di mën a dal di def dépistage bi madame Mbaye bi nekk maîtresse sage-femme bi nekk centre de Cambérène ak poste santé bi mbokk yi centre de Cambérène dañ koy dal di leeralal la centre de Cambérène moom ak poste santé bi benn lañ maanaam benn personnel bi moo fi nekk ñëpp santé Cambérène moo leen intéressé dañuy dugg léegi ci exclusivité bi ñu lal leen li nga xamante ni mooy colposcopie bi nga xamante ni mooy machine bi waral tey famille yi dañ leen wan ñoom ñëpp ndey santé ci 27 octobre bi mobilisé wu nañ bu baax a baax dal di ñëw ñi am ñëw 9h ñi ñoo am 8h ñi am sax ñoo am 10h boo ñu duggee ci ligne bi yaa ngi gis mbokk yi ñu ngi ñëw léegi ne dañuy duggal ki nga xamante mooy madame Mbaye ma dal di ko nuyu madame Mbaye nuyu naa la. maa ngi lay fay Elmat. madame Mbaye dama bëgg nga la expliquer li nga xamante ni mooy colposcopie mooy lii suñu directeur technique bi dana jël en exclusive image bi war leen ko madame Mbaye dañuy ñëw nga expliquer ñu lan mooy colposcopie. waaw Elmat colposcopie mooy lépp loo machine la boo xam ni dafay saytu butitu njurukaayu jigéen parce que boo gisee dépistage bi dañuy def dépistage bi pour xool butitu njurukaay bi d'abord mais suñ ko xoolee ba pare ñu gis ci anomalie wala ñu gis ci lu mel ni lu leerul ci loolu machine bi moom moo koy leeral. léegi lu tax ñu tuddee ko colposcopie. parce que day mel ni machine la boo xam te ni day visualiser butitu njurukaayu jigéen bi su amee problème bu ndaw bu ci am moom daf koy mën a génne leeralal ko nga xam sa traitement fan lay commencer ak fan lay yem parce que dina la déterminer bu dee dafa am lésion précancéreuse daf la koy génneel won la ko soo utiliser cryothérapie bi da nga koy mën a faj ci saa si voilà. loolu moo tax jël ngeen matukaay yëpp pour te jigéen ñi dal di def seen dépistage. waaw ba depuis suba ba léegi ñi ngi fi à partir de 8h ñi ngi fi donc bu ñu dépisté am col boo xamante ne da leen a am na jiixi jaaxa wala leerul torop wala ragal nañ ni am na feebar bu ci nekk dañ lay envoyé fii nga ñëw soo ñëwee nag machine bii laay utiliser pour déterminer la. lésions yi fan la yem fan la toll ci ku jigéen ki. mbokk yi ñu ngi Actu SN 24 ak au cœur de l' actualité tey dañuy continuer ba tey di expliquer li nga xamante ni mooy colposcopie bi nan lay fonctionner. voilà colposcopie bi boo ko gisee machine la nii écran la bu ànd ak caméra bi parce que caméra bi moo ñuy déterminer waaw lésions yi moom la ñuy taal pour que nga xam ni jigéen bu nekk lii la ñuy taal mën a xool butitu njurukaay bi. donc machine bi soo ko xoolee nii soo defee nii dafa lay indil da nga koy taal parce que comme machine yëpp la après nga def code bi donc boo defee code bi mooy ubbi machine bi moo koy ubbi code bi lii la nga def ko mu ubbeeku. bon da nga gis ne code bi dafa am tur am mot de passe. dafa am code parce que machine bi dañ ko codé parce que machine la boo xamante ni dafa cher mais dafa am importance ci faj butitu njurukaayu jigéen. donc boo xoolee ni dafa am loolu nag dafa am code boo xamante ni nag du ñëpp nga koy mën a accéder parce que machine bi du ñëpp ñoo ko war a accéder. très bien léegi bi nga defee code bi ba léegi dugg nga accéder nga ci premier page. voilà xoola bii mooy page d'information bi soo xoolee fii daf may jox numéro patient bi. boo xoolee def naa patient ba 9 tey xoolal fii numéro patient bi mooy nekk nii nom complet mu jox ma turam ak santam. maa la koy liiral boo duggee ci page bi da nga gis numéro patiente bi nom complet date de naissance âge bi waaw. da lay cliquer rek ba mu indil ma date de naissance bi ma soxla. date de naissance su patiente bi ba tey su ma génnee date de naissance da ngay gis que ne daf may génneel âge bi. te fii nag madame Mbaye da nga gis ne patiente lañ bind patiente quoi. parce que jigéen la parce que en général butitu njurukaay ci jigéen rek la nekk. loolu moo tax ñu def patiente léegi gis nga soo defee turam ak santam da ngay def date de naissance am rek mu jox la âge bi. waaw soo ñëwee ba fii mu laaj la ni la ndax bàyyi na fóot wala bàyyiwul fóot nga interroger ko oui wala non. moom mooy numéro identifié ménopause ak grossesse. bu la nee grossesse
ndax ku ëmb la wala ku ëmbul da lay laaj nga cliquer ko da lay laaj numéro téléphone numéro patiente bi téléphone am da la koy laaj information yi nga soxla bu dee ëmb na ñaata semaine la am bu dee day def planning xoolal daf lay génneel planning yi nga am yëpp nga cliquer ci ban lay def par exemple mën nga ni pilule fii soo paree nag mu ni la lan moo ko indi fii nag da lay wax li tax jigéen ji ñëw ban feebar la am ci buntu njurukaayam moom la lay listel nii lépp moo nekk nii nga seet ci ban la nga cliquer ko donc machine bi information yi nga soxla yépp bu la ko laajee boo ko demandé daf koy valider boo ci faussé wala boo ci bàyyi du valider patiente bi. mbokk yi loolu mooy colposcopie bi mbokk yi ne ko madame Mbaye nekk maîtresse sage-femme centre bu Seydina Issa Rouhou Laye ci Cambérène ni mu ko expliqué d' abord da ngay defal identifier mot de passe bi ubbi ko soo ko ubbee mu laaj la information bi ci xamante ni patiente bi foo mënta jógee ci jógo ci ngay jigéen nga ñëw dañ la laaj sa tur ak sa sant sa âge te ngay jigéen nag mu vérifier bu mu am dal di xibaar yooyu nag ñu continuer léegi bu ñu jógee ci première information fan lañ jëmaat. léegi boo jëlee ci première information bi nag boo xoolee dafay def nouvelle patiente mooy ku bees la xam nga ñii ñëpp boo xoolee kii heure bii kii par exemple mi ngi ñëw le 27 le 10 ñii ñëpp ñëw xam ñu bees lañu donc patiente bu nekk dafa am numéro boo xoolee ñii laa jot a gis ci suba ba léegi nag bu ma defee nii dafa may def nouvelle patiente nga mu defal la démarrage gis nga bu la defaree démarrage lii machine bii nag la ñuy taal bu boobaa machine bii ngay taal mu génneel la butitu njurukaay gi. mu génneel la butitu njurukaay. waaw bii ngay taal mooy ne caméra bi xoola par exemple mën nga koo natt ci bu amoon dara ñu teg ko. mu leeral ko comme sa téléphone bi par exemple. parce que bu ma ko taalee nii lay def gis nga téléphone bi nii la butitu njurukaay gi di affiché ci ñun nii lay mel. su ko defee di nga mën a déterminer fan la feebar bi nekk. soo ko déterminer ba pare teel téléphone bi soo ko déterminer ba pare nag ma photo ko image boobu moo nekk nii. d'accord mbokk yi loolu leer na foofu mooy ba tey ñi ci Actu Sen 24 au cœur de l' actualité avec madame Mbaye nekk maîtresse sage-femme bu centre santé bu Cambérène gis nañ ko expliquer image bi ginnaaw machine bi ngeen gis ni mbokk yi ba tey bokk ci colposcopie ci matériel yi la moo dal di génn image bi mooy tax mu xam ne lim résultat yi mu jox ñi continue. bu jigéen bi yéegee na ci kaw table bi nga def spéculum da lay génneel col bi soo taalee lii nag moo lay fotool déterminer lu xam nga dafay leer nga xam fan la bu dee dafa am feebar fan la toll léegi nag nga photo ko génne ko boobaa nag ngay xool ndax la ñuy utiliser cryothérapie bi parce que am na yoo xam te ne yëpp day soxla cryothérapie bi mooy moo am infection bu ndaw nga faj ko ci saa si bu dul loolu nag mën nga pousser sa interrogatoire par exemple mën nga ko yabal beneen laboratoire mu dem xool ndax feebar bi sori na war a soriwul parce que feebar la boo xam te ni mën na yàgg ci jigéen te du feeñ donc ba 10 ans mën na doog a feeñ donc bu ñu ko teelee xam nag dañ lay teel a orienté ñu dem xool bu dee da ngay dem Dantec wala nga dem feneen ñu commencé def examen complémentaire loolu mooy examen complémentaire xoolaat def biopsie xoolaat examen yi defaat examen du sang xool lan mooy accompagner feebar boobu commencé def traitement bi nag lii mooy valeur colposcopie bi. mbokk yi ba tey comme ni ñu ko waxee madame Mbaye ma ndax tey kontaan nga ci journée bi mobilisation jigéen ñi ñu def tey sant. waaw kontaan naa trop parce que boo xoolee Cambérène benn la Cambérène 1 moo màgg tey ba am poste de santé ñu def ko Cambérène 2. te boo xoolee bi ñu demee ci Seydina barki démb ñu ngi koy ziar bu baax daf ñu Cambérène yëpp benn la donc ñun dañoo jàppe poste bi comme centre bi te ñun ña fa nekk ñëpp benn lañu donc suñu amee activité bu day nii di saytu wér-gu-yaramu jigéen ñi nga xamante ni ñun sage-femme wér-gu-yaramu jigéen rek moo ñu intéressé population bi ñëw wuy si Mame Fatou ñu leen di dépister def cancer du col def dépistage cancer du sein kontaante lañ ci am indi machine bi appuyer leen wala leen ni machine bi loolu moo ko tax a jóg mais nu machine boo xamante ni da nga koy utiliser tout le temps du machine boo xamante ni ak chertéem ak ni mu mel pour que nga mën ko exposer fu nekk donc loolu waral ñu indil ko poste de santé Cambérène 2 pour appuyer leen pour jàppale leen pour que liggéey bi mën a jaar yoon. sa kàddu gu mujj. waaw sama kàddu gudd di la gërëm di la sant di leen ñaanal yàlla yokku leen di leen won ni ñun agent de santé faj askan bi moo nu tax a jóg. Cambérène faj askanu Cambérène moo nu tax a jóg faj jigéen ñi Cambérène moo nu tax a jóg nii poste de santé bi amee le 27 centre de santé bi noonu la amee pour le 29 incha allah donc ñu ngi invité jigéenu Cambérène 1 yëpp ak ñi ko environ yëpp ñu ñëwaat ñu defaat ni dépistage te xam ni tamit am na solo
parce que gis nañ ci yu bëri yoo xamante ni ci jigéen ñi xam nañ ni dépistage bi am na solo parce que mën nañ cee prévenir ak colposcopie bi ñu ngi ci prévenir yu bëri donc ñu ngi sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla. mbokk yi lii la ñu indi woon fi nga xamante ni moom mooy machine yi colposcopie bi nga xamante ni moom madame Mbaye nekk sage-femme maître sage-femme du sage-femme mais maîtresse sage-femme. ci Actu SN Actu SN24 moom au cœur de l'actualité moo leen indiwoon exclusivité bi dañuy continuer dugg ci biti laaj ñi nga xamante ñu jot a dépisté depuis suuf ba léegi ba pare laaj madame Diallo di nekk infirmier chef de poste mbokk yi moom it ak ki nga xamante mooy docteur Cheikh Sadibou Diop ak yeneen sages-femmes yi fi nekk yëpp tey jigéen ñi ñoo xewle ci octobre rose mbokk yi ñi ngi tey ci 27 octobre dañuy demaat le 29 mbokk yi lii leen indiwoon fi nga xamante mooy Actu SN24 au cœur de l'actualité merci. Actu SN24 au cœur de l'actualité ñi ngi ki nga toog ak ki nga xamante ni mooy madame Diallo nekk infirmier chef de poste bu ñu gisee ñi nga xamante ni ñoo jotee réagir par rapport ak ci journée bu importante bi ci dépistage du cancer du sein du col de l'utérus ci fi nga xamante ni mooy poste santé Cambérène 2 bi te moom mu nekk infirmier chef de poste bi dañ koy dal di nuyu salaamaaleykum madame Diallo. maaleykum salaam merci Elmat balaa may commencé ma sant yàlla bu baax. di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm sama ñaari waajur di ziyaar sunu xalifa Mamadou Mactar Laye di ko ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam Baye Ablaye Thiaw Laye di ko ñaanal fii mu nekk yàlla na ko gënal àdduna maa ngi nuyu Seydina Issa Laye maa ngi nuyu monsieur le maire di la remercier ci tey li nga fi ñëw ci dépistage cancer du col. macha allah. madame Diallo bëggu nañu xam tey bés bi importance gi mu am ci lu mel ni ñu ne octobre rose yéen ngeen jàpp le 27 octobre def mën nga wax ci journée bi tuuti. ok merci Elmat balaa ma ci wax ma nuyu remercier docteur Diop médecin chef commune Cambérène vraiment ku jàpp ci wér-gu-yaram population bi la sunu fierté la ku disponible ku bëgg wér santé population Cambérène jëm ci kanam. soo ma laajee ci octobre rose bi vraiment dama ciy sawar a wax parce que feebar bi nga xam ne bëri na la te suñ ci teelee dépister day tax faj bi day gën a yomb ñu organiser ko tey jigéen ñi ñoo ko moom te vraiment kontaan nañu ci jigéen ñi nu ñu ñëwee ci dépistage bi. ci sensibilisation bi gis nañ ne am na réussite gis nañu 6 heures du matin les femmes yi se commencé dañuy mobiliser madame Diallo ban pexe ngeen def ba réussir loolu. ok Elmat dépistage bi ci initiative ministère de la santé et de l'action sociale te sunu médecin chef district docteur Dabassi mu diriger ko ci district nord. poste de santé bu nekk dafa am ak centre de santé bu nekk dafa am ce jour booy organiser sa dépistage sensibilisation bi comme ni nga ko gisee nii vraiment kontaan nañ ci vraiment parce que ku nekk da ko def sa yëf chef de quartier yi bi ñu démarré ba tey noppaleku ñu ngi ci sensibilisation bi lu ñu mën ak nu ñuy def ba journée bi réussir bàjjanu gox yi pareil noppaleku wuñu ñu ngi ci sensibilisation lépp lu ñu xalaat ni mën nañ ko def pour journée bi réussir def nañ ko fan yi yëpp ñu ngi fi bi ñu yëgee ni ñun le 27 la ñuy def ba tey toogatuñu CDS bi te Lamine Diabaté di secrétaire exécutif bi jiite ko di vraiment di def liggéey bu rafet ci poste de santé bi ñoom it boobu ba tey démb 1h du matin lañ fi jógee ñu ngi ci organisation bi relais communautaire personnel bi imaamu mosquée yi muy Cambérène muy cité Nations Unies ñoom it ci sensibilisation waxtu julli bu nekk ñu ngi jàllale message bi groupement féminin yi ñu ngi partager ci réseaux sociaux yi comme WhatsApp Facebook ku nekk sa journée nga ko def jigéenu Cambérène jigéenu Nations Unies ñoom ñëpp ak ñi nga xam ne ñu ngi fréquenter poste bi moo xam cité douane la parcelle unité 1 ba unité 5 cité Aline Sow ñoom ñëpp dañoo jàpp ci sensibilisation bi ku ñëw def ko sa def journée bi sa journée la vraiment maa ngi leen di remercier ci sensibilisation moo tax gis nga ba tey maladie ñu ngi ci suuf ñu ngi dépisté wu te loolu rek lañ doon xaar parce que dañuy bëgg suñu jigéenu Cambérène ñëpp nekk ci am wér-gu-yaram. madame Diallo tey ban message ngay jëlee jigéen ñi ci succès bi nga xamante ne am ngeen ko tey maanaam tey gis nañu ci jigéen ñi dañuy def seen hôtesse bu rafet seen tissu di rose organisation bu réussir ban message nga bëgg a jàllale.
kontaan lii mooy wane ni mbooloo mooy doole parce que activité su ñëwee si poste bi population bi ñoo ko moom ñun dañ leen di liggéeyal te ku nekk daka jàpp def ko sa yëf la ñu mbooloo ñun ñëpp xàccandoo dóorandoo ñu am réussite poste bi tamitam suñu ñëwee si personnel bi chapeau personnel bu dynamique la ñu am bëgg li ñuy def di ñëw heure di wàcc heure koo si jox postam li ci war yëpp dina ko def fii la ñuy toog à des heures tardives lépp ngir population Cambérène nekk si jàmm vraiment l'union fait la force kontaan nañ ci trop. kontaan nañ ci trop tey nga gis lu mel ni docteur Sadibou Diop mobiliser ay équipe bi CDS bu centre Cambérène bi nga gis it bàjjenu gox yi ñoo mobiliser nga gis sage-femme yi maîtresse madame Mbaye di expliquer importance bi nga xamante ni école post-copie bi am na ko solo loolu ba tey nu mu lay def madame Diallo. comme niñ ko waxee rek loolu mooy wane mbooloo mooy doole docteur Diop mooy médecin chef commune Cambérène te vraiment liggéey bu rafet la def nii la mës a mel ba tey suñu bokkee suñu structure bi muy poste bi muy centre bi suñu bokkee sur les structures les plus performantes au niveau du district moo mën a manager vraiment liggéey bu rafet la def sage-femme yi tamitam district nord liggéey bu rafet la ñu def bu mucc ayib ñoom ñëpp ay boole ku sa jour poste bu santé bi wala centre de santé bu ayee jour de dépistage ku nekk day bàyyi ay malade am bàyyi service am ñëw appuyer service après appuyer kii ayee te chapeau à ma sage-femme madame Faye vraiment jigéen bu mën góor la amul heure day toppatoo maladie prise en charge bu baax la leen def nit ku bëgg li muy def la vraiment maa ngi koy remercier di ko féliciter vraiment moo jàpp tey ci réussite journée bi ba mu réussir chapeau à madame Faye Mame Fatou. madame Diallo sa kàddu gu mujj léegi. merci Elmat ñu ngi remercier su ma limee dinaa juum parce que vraiment ñëpp a ci jàpp ba journée bi réussir ñu ngi remercier ñi ñëw ak ñi ñëwul ñëpp ci réussite journée bi tamit ñu ngi leen di jox rendez-vous année prochaine. ci dépistage octobre rose jigéen ñi ñoo ko moom ñu ngi leen jox yàlla na yàlla def jàmm ci commune Cambérène ci Dakar ci Sénégal yëpp merci beaucoup. mu nekkoon dépistage boo xamante ni comme ni nga ko waxee sensibilisation bi yàgg na lool ci réseaux sociaux yi ci Facebook ci Twitter Instagram ci groupe Cambérène meilleur groupe Cambérène moo ñu ñor fépp rek ci fi am panel ci Cambérène madame Diallo ACDC poste santé Cambérène 2 def nañu mobilisation bi gis ngeen succès bi en exclusivité muy bàjjeni gox yi muy maîtresse sage-femme yi ñoom ñëpp wax nañ ci bés bu màgg bi docteur Cheikh Sadibou Diop délégué de quartier bi kilifa yëpp ci ànd donc ñi ngi ñaanal ñëpp yàlla wàcc jàmm ci Sénégal wàcc ko ci Cambérène mi ñi bokk ci merci beaucoup à la prochaine sur Actu SN 24 au cœur de l'actualité merci beaucoup. Actu SN 24 au cœur de l'actualité ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam nekk ki nga xamante ni moom mooy docteur Cheikh Sadibou Diop nekk médecin chef centre de Cambérène moom lañ toog ak fii docteur Cheikh Sadibou Diop salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Elmat maa ngi lay ziar di la nuyu di la gërëm si invitation bi ñu defal waaw. docteur Cheikh Sadibou Diop tey gis nañ ci délégation bi yaa ngi ànd ak Sidi Karachi Fall nekk secrétaire exécutif dina ànd ak Abdou Aziz Fall trésorier général di ànd ak délégué de quartier bi fi nekk ak ñoom waa CDS bu poste santé Cambérène bi ci mel ni Lamine Diatta ak Abdou Aziz Ndiaye moom it trésorier général bu poste santé Cambérène bi ak ñi nga xamante ni ci équipe bi lañ bokk lan moo waral ñëw bi tey fii. maa ngi lay gërëm encore di la sant. di wax ni si octobre rose bi nga xam ni mooy wàllu weeru jigéen ñi si wàllu li ñuy wax saytu seen wér-gu-yaram si wàllu ween ak si seen wàllu butitu njurukaay donc moo tax ñu ñëw fii si ndigalu aussi médecin chef district bi muy docteur Dabassi bi nga xamee ni bi ñu defee organisation bi ñu xool district bi yëpp ñu ni poste de santé yi ak centre de santé yi sage-femme bu nekk dafay am benn bés boo xamee ne dañ ko koy jagaleel pour mu organiser ko ak waa communauté mu organiser ko ak waa jigéen ñi nga xamee ni ñu ngi nekk ci goxam daal pour que vraiment li ñuy wax octobre rose donc du 1er ba le 31 poste de santé yi nekk ci biir district nord bi yëpp ak centre de santé yëpp ku nekk am sa bés boo xam ne dañ la koy. lan moo tax octobre rose octobre rose. Bon, octobre rose, je pense que pourquoi rose d'abord hein? Oui. Je pense que la rose c'est la couleur de la bu jigéen ñi moom lañ ko tàmbaleel
donc ñu jagleel ko weeru octobre bi parce que octobre lañ ko choisir pour que ñuy mën a di def benn yoon sensibilisation ci feebar yi nga xamee ni dafay laal jigéen ñi ci seen wàllu ween ak ci seen wàllu butitu njurukaay yi bon ñu boole ci nag bii pas sensibilisation ci wàllu ñàkku xale yi nga xamee ni dañ leen di prévenir aussi pour wàllu feebar yooyu nga xamee ni ci seen butitu njurukaay lay am te ñu yàgg ko di seetlu mu bari lool te di law aussi ci àdduna bi en particulier aussi ci sunu dëkk yi nga xam ne dañu néew doole mu fi law loolu moo tax ñu jàpp ko octobre rose. Voilà. Beneen bi ñu ñëw gis nañ ne 27 bi mooy poste santé bu Cambérène 2 ñoom ñoo aaye 29 bi yéen centre de santé de Cambérène pourquoi ñaari fan yooyu te un mois la. Voilà mais comme ni ma wax donc district bi xam nga dafa bari ay poste de santé ak ay centre de santé comme district yi nekk ci Sénégal bu yëpp gox bi Sénégal yëpp dafa am ay poste de santé ak ay centre de santé mais ñun suñu particularité cette année mooy que dañoo jagleel poste de santé bi ak centre de santé yi bu nekk benn bés boo xamee ni ci lay organiser li ñuy wax octobre rose journée de dépistage saytu wér-gu-yaramu ween ak wér-gu-yaramu butitu njurukaayu jigéen ñi donc moo tax ci district bi sage-femme yi toogee waxtaan ku nekk nag jàpp sa bés donc ñun Cambérène centre de santé ñu jàpp le 29 Cambérène poste de santé jàpp le 27 loolu moo tax rek mais pour que ñu ku nekk ci gox bi nga nekk jigéen ña fa nekk mën a saytu vraiment seen wér-gu-yaram mais am nañu particularité ñun ci Cambérène nag. macha allah ji ko wax dépistage du cancer du sein da nga wax machine bi nga xamante man ndax appareil bi dafa panne. bon damay wax d'abord appareil pour dépistage cancer du col wala dépistage cancer du sein c'est pas systématique que ñu am appareil bi dafa am lu ñuy wax utilité la pour un diagnostic donc du loo xamee ni dañ koy teg parce que dañ ko war a di utiliser nii mais dañ fay am loo xamee ne dañ koy bind docteur moo koy bind wala sage-femme bi ni demal ñu saytul la ci sa butitu njurukaay bi kat ndaxte yaakaar naa ni lii war nañ ko saytu bu gën a sori donc loolu mooy appareil bi ñuy tuddee colposcopie namit nag ñun nag dañu am chance Cambérène ñu amoon convention wala partenariat ak benn banque vraiment jigéenu banque yooyu am lool cofeel ci hôpitalu Cambérène ñun dañuy may appareil boobu donc loolu depuis 2015 la donc appareil bi musul a jógee biir Cambérène mais comme li ma wax ci sama njëlbeen appareil bi utilité publique la appareil bi fan yee passé demoon na di faj ay ñoo xamee ni ay feebaru butitu njurukaay la ñu yore booru ndarak boor yooyu la doon dem di faj ñooñu parce que ñooñu amuñu ko te ñi koy yore tamit ñu xarañ ci liggéey boobu lañu donc man duma vraiment di denc loo xamee ni njariñu jigéenu ñëpp la Sénégal ñu koy denc ci bureau donc loolu kese la mais appareil bi musul am problème mu code musul am problème mu jóbu fenn donc appareil baa ngi mus a nekk ci biir Cambérène kenn musul bind en tout cas ni na nga ñëw def ko loolu ñu ñëw Cambérène ñu ni la amu fi bu dee am na ñu wane ni ko am na benn ku jigéen koo xamee ni mës na ko fa yónnee ba ñu ni mu ngi fa wala nekku fa loolu kese la mais appareil boo xamee nag dafa am utilité publique la donc fépp foo xamee ni jigéen ñu ngi fa te war nañ leen ci faj vraiment bu ko ñi nga xamee ni xarañ nañ ci pour faj ko muy surtout ñi nga xamee ni ñu ngi waa institut Curie ñi nga xamee ni ñooy toppatoo faj boobu buñ ko soxla waaye tamit mën nañ leen ko abal wala ñu abal ko ñeneen ñoo xamee ni vraiment am nañu soxla boobu mais du loo xamee ni dañ koy tëj ci bureau rek pour vraiment tëj ko ci bureau alors que am na ñoo xamee ni am nañu war nañ ko utiliser. di ñu ñetti baat di colposcopie maanaam boo ko doon firi mooy lan colposcopie ñi seetaan ñi déglu. waaw colposcopie mooy comme li ñuy wax radiologie comme ni ñuy waxee électrocardiogramme nangam donc loolu analyse examen boo xamee ni la pour butitu njurukaay bon boo dee def analyse boobu ci butitu njurukaay bi dafa am ñaari pàcc donc am na benn appareil boo xamee ni moom ngay teg ci butitu njurukaay yi ku jigéen ki mu wan la ko ci genre vidéo donc ci benn écran boo xamee ni da ngay gis lépp li nga xamee ni mu ngi ci butitu njurukaayu ku jigéen ki ngay faj boo ci gisee loo xamee ni am na lënt-lënt bu boobaa am na sage-femme bi wala docteur bi dina ni kat lii am na lënt-lënt boo xamee ni soit dafay demander ñu defal ko prélèvement wala ñu demander ñu faj ko ci instant bi donc loolu mooy njariñu appareil bi dafa am solo boo xamee ni vraiment jigéen ñi nekk Cambérène yëpp ak ñi nekk ci Parcelles ak
fépp foo xamee ni kii na képp koo xamee ni dem nga si sage-femme ñu bindal la pour ñu defal la test boobu pour ñu defal la examen boobu war nga ñëw Cambérène ñu defal la ko te boole si doo si fay dara pratiquement. doo fay dara question yu mujj yi maanaam bu doon évaluer coût appareil bi ñaata lay jar. non appareil bi ko waa jigéenu SGBS boobu ma la wax indee fii mais ñu ngi ko xayma woon fukki millions ak ñett. 13 millions francs CFA. 13 millions CFA donc xaalis boo appareil boo xamee ne bu am solo la boo xamee ni ñoom ñoo ñu ko may te ba léegi appareil bi amul dara lu si yàqu wala lu si panne wala loo xamee ne mu ngi si donc ñu ngi koy utiliser ba léegi. docteur question bu mujj bi may laaj lan moo tax rek centre de Cambérène bëri coow ay werante yu wax yu kenn xamul loolu foofu bëgg naa nga leeral. déedéet man gisuma benn coow bu am si benn centre de santé Cambérène mais mën na am ñu am bëgg a laajte mais boo dee bëgg a laajte tamit da ngay ñëw fa nga war a laajte ah boo bëggee xam da ngay ñëw fa nga bëgg a xamee mais mënoo man vraiment gisuma fa benn coow parce que coow mooy ñiy liggéey si biir hôpital ba ñuy am jafe-jafe. wala ñi nekk si biir hôpital di tuumalante wala di defante wala ñi nga xamee nag ñu ngi ñëw foofu si biir hôpital ñëw fa fekk ñu fa liñ fay soxla mais bu dee da nga yaa ngi fay ñëw fekk fa li nga fay soxla ñi nekk si hôpital bi ñu ngi am jàmm di masla di liggéey normal parce que liggéey tamit da àndul ak coow nit boo dee liggéey da nga doo bari coow da ngay liggéey ñëpp xam ne yaa ngi liggéey vraiment pour population parce que ñun tamit dañu fi teg rek pour benn diir. bu ñu paree keneen dina ñëw remplacer ñu parce que man dama fa remplacer keneen dina ñëw remplacer ma sama place boobu te bëgg naa comme ni ma remplacer keneen ñëw remplacer ma noonu parce que tamit du ma nit boo xamee ni dama naan du ma fi jóge mukk voilà bëgg naa jóge fii ëppale mu gën a dem foo xamee ni moom ëpp place foofu incha allah. ñaari question bu mujj bi tey ñaari CDS moo fi am mooy CDS bu centre de Cambérène bi ak CDS bu poste santé bi yow mi yàlla def mu jiital la ci centre Cambérène lan nga leen di jox ñoom personnel boobu. ban. dafa am ñaari CDS ci Cambérène ba CDS bu centre santé Cambérène ak CDS bu poste santé bi voilà personnel boobu yëpp ñiy liggéey ban note nga leen jox en tant que médecin chef. bon vraiment man am na fierté trop di liggéey ak CDS su Cambérène centre de santé ak aussi CDS su poste de santé bi parce que li xew poste de santé bi tamit dama koy yëg parce que ñi fi nekk muy major madame Diallo ak maîtresse madame Faye. vraiment ñu ngi liggéey ak jàmm ak waa CDS bi te loolu mooy njariñu aussi population wu Cambérène bi de même man tamit ni may liggéey ak waa CDS wu Cambérène centre de santé bi vraiment gisuma si benn lënt-lënt gisuma si benn jafe-jafe parce que bu amoon lënt-lënt dinañu dégg si ñuy xuloo wala ñu dégg ñu si tali bi wala ñu dégg ñu si mais kenn mësuñu dégg te ñu ngi si ñetteelu at ba léegi bokk na si centre yi nga xam ne ay référence la poste de santé boo xamante référence la parce que man damay dem si ay réunion damay dem si nangam mais dama fay fekkee loo xam ne dañ ma naan atteel donc bu ma dee damay dem foo xam ne damay fay atte te vraiment fi ma nekk musuma fi atte pendant ñetti at dama naan alhamdulilah donc que vraiment ñu ngi liggéey si jàmm ñu ngi liggéey si salam te vraiment li ñu koy liggéey tamit teg nañ ko si yoon waaw parce que bu ñu ko tegul woon si yoon tamit ku nekk dina xam ni lii tegal ko si yoon mais vraiment li ñu koy liggéeyee ñu ngi si waxtaan di si ànd di ko def ni ñu ko war a defee te boole ñu si coow vraiment. sa question kàddu bu jot. mais di gërëm surtout médecin chef district nord di gërëm aussi médecin yi nekk si biir district bi yëpp di gërëm aussi personnelu district bi yëpp mais di beral gërëm personnelu poste de santé Cambérène 2 bi ma ñëw tey ji ak seen CDS. ak population bi fi ñëw tey jii pour faju si vraiment te xam ni am nañu vraiment lu am solo boo xamee ni yeneen postes yeeg yeneen centres yi bëggoon nañ ko am muy seen appareil bi nga xam ne muy colposcopie te vraiment mën nañ ko continuer tamit di ko utiliser. deuxième chose mooy que aussi di gërëm personnel centre de santé Cambérène te xam naa ni àjjuma la ñuy def ñun tamit suñu bos te bëgg naa ñu def. bon waxuma ñu méngoog boss bi mais au moins ñu tolloo ak ñoom parce que seen organisation ak yëpp rafet na te vraiment kontaan nañ si ñoom bu baax a baax CDS bi comme équipe médicale bi fi nekk yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm aussi sunu doyen Ndiaye bi nga xam ne nañu fi fekk muy délégué de quartier vraiment ak délégué de quartier yi nekk si biir Cambérène 2 bi yëpp ñu leen di gërëm di leen sant parce que jàpp nañ si parce que démb ba léegi ñu ngi yëg aussi ñoom tamit seen taxawaay si biir ki bi di beral gërëm aussi bàjjenu gox yi nga xam ne ñoo fi organiser
ñoo def lépp li nga xamee ni ñoo tax ba jigéen ñëw ñoo sensibiliser jigéen ñi ñoo leen wax ñu ñëw ñoo leen wax aussi ñu toppatoo seen wér-gu-yaram li ñuy ñaan rek mooy que sensibilisation boobu mu continuer ba nga xamee ni bu ñu jógee si li ñuy wax octobre rose bi ñu continuer ko chaque weer vraiment ñu mën ko continuer di def dépistage yi incha allah.